mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal bu baax. Week-end bi ça a été très long, samedi dimanche lundi de Pâques. ñaanal suñu mbokk chrétiens yi, j'espère que lax bi dem na fu ne. C'est le dialogue islamo-chrétien kon nag suñu mbokk chrétiens yi ñoom la ñu ubbee tey di leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal seen koor gi yàlla nangul leen ko. ñu demar rek comme niñ koy defee commencé waat semaine bi suñu commentaire titre des revues de presse de la semaine. di nuyu suñu kilifay diine yi suñu kilifay aada yi, di nuyu mbokki auditeurs yi ci internet bi, ñi safoo ci réseaux sociaux yi, di nuyu ñi ci àndal toujours ñoom it saa su ne ci waxtu wi 9h ba 9h30 ki leen koy defal di Njaay PA. di nuyu Cheikh Niang depuis Espagne, di nuyu aussi Aliou Marème depuis Allemagne. dañ jaajëfal bu baax li ñuy waajal nag weeru koor wi. xam naa ni semaine prochaine moom heure bii dina fekk ñu dugg ci weeru koor bi, mais dinañ si ñëwaat ci programme bi. ñuy commencé nag tey li ci yéenekaay yi xëtee ñu jël ci L'As nee na Macky sort la calculette pour les jeunes. waaw boobu daal mooy xët bi nga xam ni daal maanaam mën nañoo wax ni ñi ci yéenekaay yëpp ci discours 3 avril président de la République ci lañ ñëw. te discours bi liñ ci gis yëpp presque mooy maanaam la jeunesse. waaw xam naa ni daal manifestation bi daal ci jeunes yi daal ni ñuy génn dañ daal yaakaar naa ne préoccupé na chef de l'état bi. waaw donc ñu Macky daal génn na calculer daal jéem a xool ci nan la mën a def ba jàppale ndaw yi. loolu nag commenté nañ ci d'ailleurs dem ci suñu kii wu dimanche bi. d'ailleurs mu félicité sama gars yi ci participé woon yëpp. wax dëgg yàlla débat bi dafa richoon. waaw Cheikh Niang, Aliou Marème, Bamba Dieng, Ali Faye, Baba Diaw. vraiment débat bi rare la ñu koy am sax ci rajo yi. waaw ci point yoo xam ni dañ koy analyser bu baax gëstu ko. moo tax yii yëpp sax dañoo mel ni ñoom jiitu nañ ci gars yi, parce que boo ko déggee la majeure partie ñuy waxtaan ci discours bi ñenn ñi sax dem nañ ba soupçonné ni état bi day préparer campagne am, maanaam fu mu mën a jëlee xaalis pour aller en campagne. parce que fonds yu mel noonu boo ko génnee ci waxtu wi loolu ñuy dañ ciy def pour emploi des jeunes te nga jëm ci campagne élection locale xel mën na cee ñaaw. ñenn ñi wax nañ ni loo réussir ci maanaam 9 ans mun la ko réussir ci 2 ans. yooyu def nañ lecture boobu. ñenn ñi wax nañ ni xaalis bi bu dee génn na woon fa woon rek na, parce que am na ay sources de financement yu fi nekkoon yoo xam ne pour les jeunes la te maanaam jariñu jeunes yi dara. ñeenteel bi nee nañu président yoon bi mu jaar nii su fekkee ne dafa yaakaar ni manifestation yi doon def ci le 8 le 9 naam xaj na sax bokk na ci, waaye yaakaar naa ni secteur yëpp la, maanaam du jeunes yëpp, maanaam frustration population bi ñoom ñoo wanewu ci le 8 et le 9 mars. boobu mooy la réalité, parce que en réalité même ñi demul manifester
xañ na c'est des personnes âgées mënuñu di xale yu man mënuñu ko waaye ku ci nekk intérieurement la ngay daj sa kër wala la la metti yaa ngi koy dund boo ko mënoon manifester par des marches nga def ko donc li gën c'est la jeunesse mais li gënul jeunes yooyu ci ay kër lañ jóge waaw ay kër lañ jóge yoo xam ni seen waajur ña nga fa seen papa nga fa seen yaay nga fa donc ñoom nag ñoo am la capacité dem ci mbedd mi mais jàpp naa ni loolu xale nekk ci xale yi ba ñu génn moo nekk ci ñu bari ci Sénégal yi kon réflexion bi dañ ko war a analyse bi dañ ko war a pousser bu baax réflexion bi bala ñoo def erreur kon nag laa si loolu la ñëw Tribune tamit dafa ñëw Macky dans le temps des nouvelles promesses waaw nee na xam nga en 2016 ñu ngi ko jagle woon l'emploi des jeunes gars yi dañuy fàtte nag xam nga fii moom waxuma la sax départ en 2012 maanaam promesse su 1 million d'emplois pour les jeunes mais 2016 bi dañ ko jagle woon essentiellement pour régler le problème de l'emploi des jeunes donc moo tax journal bi ñëw nii Macky dans des nouvelles promesses waaw 80 milliards pour le recrutement de 65 000 jeunes 5 000 enseignants pour le préscolaire primaire. L'APIX déploie des guichets mobiles. L'opposition parle de vos pieds. Waaw ay guichets mobiles loolu ku seetlu mairie yi boo demee ci mairie yi ci bari amoon na benn caisse boo xam ne c'était pour l'emploi des jeunes. en tout cas daal li ñu mën a jàpp ci en résumé wax je pense que wax nañ ko waxati ko léegi sénégalais ñooy jugé donc mooy li Bougane ma fii ce que le président n'a pas réussi en 9 ans il ne saurait le faire en 3 ans donc ça les gens vont apprécier. Dakar Times message du président à la nation Macky Sall gâte les jeunes nee na daal li mu promettre jeunes yi daal dafa yàq ndaw yi parce que daal li mu génne ci koppar ak li mu leen bëgg a jox ba li ma ci métti nag xam nga man de nee naa booy bind leen parce que xaalis la boo xam ne nii ce qui est sûr dañ koy génne te des gens moo la bouffé waaw dina am ñu ko jël parce que la veille des élections campagne surtout élection locale yi nga xam ne dafa nekk en jeu je crois que xaalis bu fi génnee li ñu ci def rek mooy fexe ba mën a capter ay électorat waaw loolu fexe ba capter électorat de la jeunesse parce que jeunesse bi ci électorat bi population bi ils sont plus de 60% de la population 60 à 65%. donc bu ñu manifester ngay jëm ci élection boo moytuwul du baax mais je pense que dégg daal nit ñi moom mi ngi noonu depuis les émeutes nées au massage de Ousmane Sonko par une gamine de 20 ans Macky distributeur d'emploi waaw donc loolu source a wax affaire Adji Sarr bi sax léegi doo déggati gaa yi wax ko léegi boobu mu daal teg nañ ko de côté presque waaye ci boobu nag moo soqi daal xam naa ne Adji Sarr de am na côté bu mu positivé voilà en Cheikh Direct News ces questions qui hantent le sommeil de Macky Sall. Président Macky Sall, réponse opportune aux exigences des leurs, des actes, des vertus, l'entourage des khalifes, le jugement des hommes. waaw moom daal ñëpp ci moom la ñëw. Critique bataille de chapelle pour scruter la lune. waaw succession de Moussine Iyane Thiam. waaw Omar Diène. xanaa ñii suñu mbokk Aliou Marème yi bokk xam affaire léwu la xaj na dinañ ci tere. bataille de chapelle pour scruter la lune. kon nag Iyane daal mel na ba léegi ko remplacer problème la. waaye nag critique ñëw na ci xëtam mu jëkk. discours à la nation Macky Sall appelle à un examen de conscience yeddaat nit ñi daal ci comportement bi ci civisme beeg yooyu.
moo tax xam naa revue de presse bi moom témoin yi ñëwaat ni discours à la nation Macky Sall générateur recruteur, l'observateur Macky Sall message des convictions, populaire Macky Sall dédie les cordons à la bourse, il passe de 300 à 450 milliards. Quotidien, annonce du président sur l'emploi des infrastructures, etc. Un vrai délicieux. Journal Madiambal. Voilà. Wolf Quotidien, emploi des jeunes, Macky taille patron, le président absorbe les propositions du secteur privé. Abdoul Mbaye pointe un aveu d'achat. L'évidence moom ñoo na ci maanaam bokk gis-gis daal dénoncé na discours ethnicisme nga xam ne moo am temps yi ñëw ne aussi ci meeting APR bi ci Podor ni mobilisation bi daal assuré nañ ko mais daal Cheikh Omar Anne derrière Macky Sall El Hadji Malick Gueye derrière Macky Sall. Le mandat discours du 3 avril les promesses de Macky enquête Macky risque son va-tout waaw man daal sànni tàccoom boobu daal mooy sànni tàccoom waaw bii nee daal bu rombee te li mu bëgg amu ko mooy sànni tàccoom léegi sànni tàccu bi xaj na est-ce que c'est pour li ñuy tuddee troisième mandat bi la est-ce que kon daal sama gars yi tey gis ngeen yenn kaay yëpp benn titre bi lañ titré ndax weekend bi dafa guddoon te actualité bi moom moo nekkoon 3 avril bi discours bi promesse yi ci am gars yi def nañ débat ci tey ku nekk joxe nañ suñu point de vue ñun ñi aussi joxe nañ suñu point de vue dès dimanche le lendemain donc noonu lañ koy jàppe tey rek li nga xam ne mooy nekk revue de presse bi kon nag ci actualité politique bi aussi maanaam ci parti démocratique sénégalais comme ni ko Cheikh di waxee activités yi moom démb fii ci Dakar waa Guinaw Rail Nord ak waa Guinaw Rail Sud les jeunes karimistes ñoo doon def benn manifestation encadrée par les sections mais malheureusement tamit il faut ñu wax ko meeting ba ca fin ba dafa am problème waaw te problème yi li ko indi xam nga Guinaw Rail Nord fa la Mame Diarra Fam dëkk voilà xam nga suñu mbokk diaspora yi dinañ ci commenter alors léegi nag man ñëwoon dem naa fa mais bi mu ñëwee am na beneen femme daal bu nekk ci Guinaw Rail Nord xam naa ne karimiste la mais je vois que moom déggoowul ak femme bi alors léegi nag femme bi muy def discours am na ay boy yu ko doon yuuxu mais femme bi continue def discours am ba pare alors Mame Diarra Fam nag bi muy def discours am ñeneen ñu koy yuuxu bon xam naa ne elle dafa bëggoon def démonstration de force parce que en venant ci meeting bi dafa mobiliser ay boy yu bare léegi nag foofu la xuloo ba déparé jàppal bàyyi ji déparé fa mais finalement sax Abdoulaye Diop maire n'a pas pu parler loolu aussi ñu koy dénoncer waaw parce que tamit xam naa ni Cheikh ak kii nu mu tuddati ak nu mu tuddati Aliou Marème ak ñoom Bamba il faut ñu décortiquer situation bi xam nga boo xoolee sax suñ débat kere bi dafa xaw a laal lu mel noonu parce que Mame Diarra Fam Guinaw Rail Nord la dëkk mais milité wul Guinaw Rail Nord à ce que je sache léegi nag étant député de la diaspora maintenant elle mène des activités au niveau de sa commune bon et dans la section am nañu ne woon dans la section di fa liggéey mais jàpp naa ne diggante ak section bi na mu waroon demewuñu mooy li ñu doon wax keroog rek mooy fi mu toll nii booy def choix njaayum carte mi bu fekkee ni PDS dafa décider maanaam pour mu egg Cheikh su fekkee ni PDS dafa décider pour compter ci njaayum carte mi pour maanaam jël ay responsable il faut mu gaawal ko su ko gaawalul loolu xew Guinaw Rail Nord moo xew ci section yi ci bari y a des karimistes qui sont là-bas et dans les sections am na section yoo xam ne nii président bu newatu fa secrétaire général bu newatu fa mais am na ay bonne volonté yoo xam ne ci biir PDS lañ nekk mais boobu ba tey ñoom ñu ngi liggéey mais amuñu ay poste ci biir section bi waaw wala nga am fa poste boo xam ne yow nekkatoo maanaam en activité alors des karimistes nekk fa
te parti bi buy def choix du mën a def ci kanam si day dem ci section ba parce que parti bi buy dem élection dafay moom ñi muy liggéeyal dafay liggéey ak section bi lay liggéeyal mais du liggéey ak mouvement yi fa nekk moo taxoon mu am problème toujours parallèlement ñu doon waaw Cheikh asalaamaaleykum. waaw Cheikh na la waaw Ndiaye maa ngi lay nuyu. ñu ngi fay naka coono yi. sant bu baax alhamdulilah. yow fi nga duggee moom baax na moom waaw maa ngi doon déglu da nga dugg ci point bu am solo. waaw boo xam ne laaj nañ ci def ci jàngat. waaw dëgg la de waaw parce que démb. Mhm. comme ni nga ko waxee ñu ngi ko doon suivre ci Facebook. waaw waaye dañu dem ba ci biir rek gis affaire bi ñu dagg ko. Mhm. bi ñu laajee ñu wax ñu jafe-jafe yooyu nga xam ne moo fa amoon. Mhm. mooy lu am solo loo xam ne aussi war nañ ko jàmbat. parce que it war nañ ci jël ay responsabilité comme ni ko waxee. Mhm. te yoon bi banque bi jaar. Mhm. militant yëpp a koy rafet waaye nag nañu sóoraale li nga xam ne war na mën a ñëw ci ay renouvellement. Mhm. comme ni nga ko waxee jàpp naa ne diggante Maam Jaara Faam Mhm. ak soxna soosu Mhm. waratoon na am problème Mhm. parce que Maam Jaara Faam moom Cheikh ñaayam Bluetooth mode. Mhm. ginnaaw raay noor Mhm. responsable Mhm. dem fu ko neex Mhm. mu installé foofu waaye comme que Mhm. dañu jëm ci ay renouvellement Mhm. saykat àggaguñ foofu Mhm. man jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo fa newoon yor section ba léegi ñoom lañ considéré comme responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam Mhm. kon yaakaar naa ne foofu waroon nañ ko waxtaane bu baax a baax Mhm. Maam Jaara it comme que dafa ñëw pour renforcer leen Mhm. jàppale leen Mhm. waaye mu ñëw wan leen ne leen damay ànd ak yéen topp ci seen ginnaaw Mhm. comme ni ko ñu bari defee parce que ñun ñii ñëpp yor nañu ay mouvement fa ñu dëkk Mhm. waaye dañu dem topp ci gannaaw responsabilité Mhm. yi nga xam ne ñoo fa nekk Mhm. waaye bu fekkee ne dañuy ñëw rek bëgg a imposer doole wala yu demee noonu Mhm. mën na indi ay jafe-jafe dëgg la kon nag ci li koy jóg loolu balaa gën a yaatu ñu waxtaane ko Mhm. parce que jàpp na Maam Jaara responsable bu mag la Mhm. war na mën a jàppale waa ginnaaw laa daay noor waaye comme que dafa milité feneen nag Mhm. wax dëgg yàlla na dem foofu Mhm. ñële lu mu leen mën a jàppale pour dooleel leen Mhm. Mhm. dëgg la Mhm. kooku moom bu dëgg dee dëgg rek waaw mooy ña fa nekkoon liggéey boobu ba léegi Mhm. ñoom ñoo war a jiite ñoo war a wax ci baat section ba Mhm. waxuñu ne Maam Jaara bu ñu ko jox Mhm. waaye nag ñu nekk foofu dëgg ñoom ñoo ko war a loolu Mhm. Mhm. moom ci rajo bi ñu gis démb foofu nawraay am na solo lool waaw waaye loolu noonu rek moom moo yàq daje yàq waaw loolu de moo ko yàq waaw waaw loolu daal moom nga wax Cheikh moo ci am mooy li ñu doon waxtaanee démb rek presque boo ko xoolee mooy loolu moo am ci section yi waaye man jàpp naa ni man damaa mujj man avant muy jël parole sax damaa xool situation bi rek dugg daal di jóg ñibbi Ablaye ni ma foo jëm man ko bon man maa ngi dem parce que biñ ne dañ koy jox parole bon dégg naa ne nag dafa recruter ay booy xaw ma daal ci wax ni booy yi commencé di tëgg bâche yi di tëgg kenn mënatul dégg indescriptible c'est comme si da nga à un certain moment donné sax da nga la yaakaar ne sax ñooñu comme moom Ablaye Diop fa ne woon dafa meloon ne sax moom lu xaw a lu rivaliser Ablaye Diop sax nga gën a gis te pourtant ñi nekk ci section ba ki jël parole ci section bi ba mu sante ñëpp dafa santaale Maam Jaara Fam boobu daal di leen appel à l'unité parce que ci ñun bu ñu àndee unité ci la ñuy mën a am lu ñu bëgg muy Ibrahima Ndiaye moo nekk secrétaire général section bi donc mu daal di appelé à l'unité woo sërëm yëpp ñu nekk benn mais xam naa ne nag mobilisation boobu mu def ak booy yi mu indi c'était pour marquer présence am foofu la yàqee affaire bi te loolu ah man am na ci ay responsable yu ma woo wax ci man
ne loolu moom dina ko yàqal lu bëree bëri ci responsable parce que ñu ci bëri woo nañu ma ne ma ñoom bu ñuy defati manifestation moom duñ ko ca woo xam nga loolu déjà moom da koy xaw a yàqal waaw. xam nga loolu it am nañ ci droit. parce que nag lu nekk dañ ko war a jaarale fu ñu ko war a jaarale. dëgg la. te nit ñi dañu war a changer mentalité yi nga xam ne moom la ñuy politique ci Sénégal. dëgg la. parce que man loolu lu ma yàgg a jooy la. parce que assisté naa ay ndaje yoo xam ne parti bi ñoom ñoo ko woote. responsable bu ñëw indi sa jàngoor. jàngoor boobu buñ la tuddee rek. ñoom dañuy rek yuuxu di yuuxu. waaw waaw loolu la. jëlewuñu fenn. bu ñu nax suñu bopp bu ñu nax suñu bopp. opposition la ñu nekk. dëgg la. suñ bëggee dem ci ay élection ci condition yu mel nii. zéro rek lañu zéro waaw. ñëpp dañu war a àndandoo. jàppante. kon bu nekk ñu xool kan yaakaar ne bu ko jiitee. mën a gañe élection yi wala mu am ay résultats yu baax. ñu jiital ko. waaye bu fekkee ne dañu bëgg a nekk suñ ne Cheikh Niang ñi ànd ak Cheikh Niang ñoo ko moo fi gën. ñeneen moo fi gën. loolu moom vraiment. man yaakaar naa ne demeewul fenn part. déedéet. loolu la demeewul fenn part. loolu du ca ndaje moomu de. du ca ndaje moomu rek. yàgg nay am parce que man assisté naa foofu ci commune bu Ndiagaña. waaw. benn ndaje at bi passé. daanaka loolu moo ma découragé loo. parce que dafa mel ni ñoom ñëwuñu foofu pour parti bi. dañu ñëw pour rivalité. dëgg la. dëgg la waaw kenn ku ci nekk bu ñu tuddee sa responsable rek da ngay daal di bëgg a jóg. waaw dëgg la waaw. noonu la de. jéem a toogal ñi nga xam ne ñoo fa nekk waaw. waaw ñoo ci dem. waaw. loolu sa bopp. parce que président Ablaye Wade. li mu ñor. xam na naxa yi fi nekkoon ci parti bi. boo gisee mu imposé nit ñi pour ñu renouveler parti bi. def naa ne looloo tax. ñu ci yoon wi. def nañ ci ay jéego yu tere. wax dëgg yàlla foofu man gisuma leneen lu fa nit mën a wane. sunu jigéen boobu Maam Jaara Fam. parti bi jox na ko wàllam. président Abdoulaye Wade jox na ko wàllam Sénégal bi yëpp jox nañ ko cër. waaye moom tey li ko war. mooy mu bañ a xëccoo foofu dara. dara waaw. jàppale waa ginnaaw raay lu mu leen war a jàppale. parce que dafa yor ay responsabilité beneen. su demee nag ba jot. parce que nag bu ñu waxee ne moom ginnaaw raay la war a yóbbu te mënu ko fàttee ñëw. pour militer. waaye bu demee Italie na njortu ne waa Italie dootuñu ko pardonné. ah waaw waaw loolu de moom dëgg la moom. loolu moom waaw loolu moom dëgg la. loolu moom sax baaxul ci parti bi. waaw yéen kilifa yi nekk ci département bi. bu leen toog parce que yow xam nañ sa taxawaay. waaw. ak kër bi nga xam ne responsable maire yi nekk foofu jox nañ la ko. mbir moomu daal lu ngeen ci mën a taxawee. ñoom waxtaan ak Maam Jaara waxtaan ak jigéen ñi mu doon coow. ñëpp ñu xam ne daal tey li parti bi soxla mooy unité. ñëpp booloo doon benn. dëgg la. dëgg la Cheikh. jàppal loolu lañ ci doon dolli rek. ah li nga ci dolli am na solo. jërëjëf waay Cheikh. jërëjëf Cheikh Niang depuis Espagne noonu la ko bëggee bu amee point boo xam ne nii rek maanaam comme ni muy def nii soxal na maanaam nit ñi commenté ci lu mel ni nag ay ñoom Ibnou Guèye wala ñoom Baba war nañu di kar rajo bi ñoom it parce que maanaam lii ñu am fii mënuñu ko am feneen soo amee nag loo xam ne nii yow yaa ko moomal sa bopp mu war a ne lii kat da ngay xëy suba ba ngoon di dégg lu la naqari wala nga dégg situation bi nga am lu mel ni da nga ko war a fonk bi moo di nga ne ah xaaral ma ñëw jàppee affaire bi ndax li xew démb ma joxe ci sama avis su ko defee man dèjà li Cheikh Niang wax ni am na lu ma orienté ni war naa koo def dèjà bi mu ko waxee rek sama xel am na fu mu jàpp ak fa ma war a jaar ci tàng-tàng bi ba mu ko waxee laa xam loolu donc loolu mooy njëriñu maanaam affaire yu mel nii comme ni mu ko waxee noonu rek noonu la doon demee te loolu xew foofu ginnaaw raay moo xew presque fu bari il faut que ñun suñu parti moo tax dem ba xama bërki dem bi ma daan wax naa leen bala nga naan naam da nga fay nekk ba pare ñun dañoo war a defar suñu bos ba pare léegi nag ñu ko poser suñu ay exigence waaye su fekkee yow da ngaa am ay problème te rek la woo ko day jafe nga bëgg a dem ci biti nag di poser ay conditions donc nañ xoolaat suñu parti ci kaw ba ci suuf je pense que loolu amoon na poñ bu am solo boo xam ne
léegi dinañ koy dugal ci biir rubrique bi revue de la presse bi kon nag ki leen doon defal taxaw seetlu bi ànd ceeg Cheikh Niang tey di ko jaajëfal bu baax di nuyu mbokk auditeurs yëpp kii bi nag dinaa ko posté mais xam naa ca kanam lay doon parce que tey dama am réunion tout de suite dinaa ko defal incha allah mais dinaa ko posté dans la journée kon nag leen di wax jàmm ak jàmm ba beneen